jeexal suñu politiciens yi naam on a l'habitude de critiquer la politique du président Macky Sall certes mais aussi suñu opposants yi tamit boo seetloo tout ce qui concerne dundu doomu aadama yi pour ñu améliorer doo leen dégg parce que le cas de Ndingler mun nañ ne Bassirou Diomaye moo porté l'affaire bi mais mu déggoo benn politicien boo xam ne mun nañu wax ne gros bonnet la bu ci wax duñ ci wax parce que ça les arrange parce que pas. Baba Ngom milliardaire la te dafa ubbeeku xamul relation bu mu seq ak kenn xamul relation bu mu seq ak ma Samba xamul relation bu mu seq ak ma Demba. donc ñoom seen opposition c'est juste électoraliste. mais ci njëlbéen nee naa la ku la ëmbal sànq nga ëmbal ko sa kersa kon da nga gëm opposants yi ñoom ñoo fi nekk ay parti yu bees ñoom ñëpp a ñam te dund bi ñu doon dund bëgg ko garder amatuñu bien yi lu leer laa lay wax lu ma xam doxantul bureau Cheikh Amar doxantul bureau Cheikh Babacar Ngom doxantul bureau milliardaire boo tudd Sénégal ay hommes politiciens ñoo fay baagante guddi ak bëccëg ay hommes politiques ñoo fay baagante guddi ak bëccëg parce que nekkoon nañu ci dund boo xam ni tey seen am mateetu ko man gis naa benn nit bu ñu annoncé nit benn homme d'affaires ni ko diw mu ngi lay seet mu ne waaye daf ma sonal ça se passe comme ça qui ose parmi les politiciens moo xam opposant moo xam pouvoir pour attaquer Baba Ngom kooku ñemee na nga def amul kenn ku koy attaquer moo tax man la Sénégal bu xëy nekkal ci sa bopp gëm sa yàlla boo amee looy dénoncer nga dénoncer mais ak courage boo amul courage doo ci génn parce que tey njàpp bu ma noppee du ñàkk moo ni ma waxeel nii dafa ndànk man waxuma ak doole. c'est juste li am laa wax. te mënul fexe ba poser ma question bu ma répondre la ci sujet bu ma amul connaissance. sujet boo xam ne dund ma ko man bu dee ci wàllu kaw gi dama ko dund dama ko maîtriser bu baax ñun suñu village démb laa fa gëj démb man benn toolu li moo boo xam ne xam nga ñaata mètre la 1500 mètres carrés 1500 mètres xam nga loolu du dara ma jënd ko ci sama papa. ni dëkk bi dafay màgg xëy na dinaa fa def ay kër nangam et cetera mu lew ma doom ma xëcc fa robinet 2 mois après ñuy def benn yoon bu ay camion di jaar di tibb béton pour ñuy construire autoroute à péage bu Ageroute bi dem Kër Ballaloo xam nga kii lu ñu wax Mansour moo ko moom awale leen ko ci digg bi parce que da nga leen déranger ma toog rajo dénoncé ko wax finalement dara xaaju tool ba lañ jël yàlla mu ngi fii. léegi nag ki mu ñàkk loolu ñooñu ñoo bariwul tant mieux. d'accord léegi ñu jeexal ci Babacar Ngom ak cultivateur Ndingler yi dem un peu politique l'affaire Oumar Faye ak Mansour Faye mu porté ko plainte pour diffamation ban lecture nga am ci affaire boobu. waaw xam nga diffamation Sénégal man ni ñuy porté plainte diffamation daf may reetaanloo. pourquoi. yow boo ma nee bu ma la waxalee loo xam ne amul. nga porte ma plainte diffamation yow tam dañu la war a woo ni la comme kii def la diffamé nee na dangaa sàcc yow kay justifié ni comme nee na yow yaa dajji fenêtre bi sàcc yow indi lu wane ni yow awoo ci fenêtre bi sàcc c'est ça Mansour Faye dafa porte plainte Omar Faye par diffamation Omar Faye nee na xëy na ceeb bi ñu joxe nit du ko lekk baaxul Omar Faye na tibb ci ceeb ba yóbbaale si c'est avéré que Omar Faye ceeb bi mu wane ci image bi mooy ceeb boobu noonu mais lu ko Mansour Faye di porte plainte Mansour na wane ni moom ceeb bi mu joxee du ceeb bi Omar Faye wane mais bu fekkee mënul wane ni ceeb bi mu joxee du ceeb bi Omar Faye wane tuddatul diffamation ñun ñoo koy jëfandikoo noonu ñun journalistes yi nga xamante wax naa toujours dañuy sax tomber dañuy piéger ci mots yi ñuy utiliser contre ñun koo xam ne dafa véridique wala contre koo xam ne sax ci ñun la bokk par exemple bu ñu nee Cheikh Yérim Seck dañ ko topp ci wàllu diffamation alors que li mu wax yi mënul justifier du dëgg te bala ngay diffamer nit ki da ngay justifier ni kii li mu wax du dëgg démontrer comme moom ni mu démontrer ba tax xal la Mansour Faye ceeb bi mu joxe léegi bu fekkee dañuy wax Mansour Faye ceeb bi mu joxe baaxul mu ñu woolu ci Omar Faye mais nañ ni Mansour Faye li mu joxe doyul ba xam dinañu diffamer wala déet parce que moom Mansour moo wax ni kenn ku nekk benn famille bu jot da nga jot 100 kilos ceeb 10 litres diwlin 10 litres pâte 10 kilos sucre fukki saabu ak juróom-ñett bi ne ci paquet bi léegi nañu énumérer nañu génneel nombre de familles yi jot exactement kit alimentaire bi ñuy wax kit la ñu wax kit alimentaire mais gaynde boo génnee ñu jot kit alimentaire motuñu 30%. mais le comité de suivi nee na denrées yi joxe neen ko nu mu waree d'ailleurs ñoom sax ils sont attendus aujourd'hui à l'Assemblée nationale à 15h. Comité de suivi nañ ma topp nañ ñu topp ñu dugg ci dëkk yi
ñu dem ci famille wallahi wal azim amul fa rabbu Muhammad loolu amul kit alimentaire joxe wuñ ko. mais grand Mansour est-ce que aussi ñun journalistes yi amuñ benn problème à chaque fois bëgg rek di salir je sais pas turi kii di Mansour Faye parce que goro kii di président de la République sur cette affaire de denrées parce que fekkee si le comité de suivi nee na que carrément que les denrées ont été octroyées à la population donc mun na leen nangul aussi seen sincérité par rapport à cette affaire. man bu fekkee sama yaay am na ci denrée alimentaire yi nag bu fekkee sama yaay am na ci nag man. donc ak ñaari Sénégal la ñu nekk. ah bu fekkee man sama yaay am na ci man laa sama yaay bu amee est-ce que man li ñu jox sama yaay ñoom ñi koy joxe ñu ma gën a xam je donne un exemple bu ñu nee sama yaay am na parce que man ak sama yaay bokkuñu fu ñu dëkk man sama kër laa dëkk. sama yaay nekk këram man maay sama doomu yaay buy liggéey donc xëy na sama papa gaañu na ba ko dem damay joxe exemple ci man rek. damay joxe exemple parce que boo bëggee boo bañee tooñ. da ngay jël exemple sa bopp doo tudd kenn. léegi boo joxee exemple sama bopp ñu jox sama yaay. ma gis ni sama yaay amul kit alimentaire kon bu ñu nee ñëpp am na ma ni ñëpp amuñu effectivement ñëpp amuñu gaynde ñëpp amuñu kit alimentaire bi ñu waxoon te man dama assister benn CDD préfet bu Mbour man toujours parce que li nekk bu Mbour mooy nekk Ziguinchor moo nekk Dakar moo nekk feneen donc benn circulaire buy dox la préfet bi moo lim lii ma la wax ni ceeb bi diw bi suukar bi ni ko jotul na nga ñëw réclamer ni liñ ma jox doyul mooy kit alimentaire bi ñuy joxe kit boobu laa ne joxe matul parce que li tax ma wax matul man jotuwuma ak Mansour Faye daal parce que xawma ko mosuma ko gis xawma Mansour yéen ministère la yor bu ma amoon tey kersa gu may ëmb ci lu may jomba wax mu ëmb ma jomba tudd Mansour Faye parce que sa sœur Mariam defal na ma teraanga parce que yëg naa ak ñàkk yëg mu yóbbante ma teraanga boo xam delloowu ma ko kon bu ma doon xas wala may diingat dinaa jomba xas Mansour non jomb naa ko benn ñaari bi sax Adama Faye rek Mansour Faye sama xarit la musuma xëy wala ma wàcc te awma si jàkkaam bi fa laay jullee su ma ko gisee mu taxaw ma wàcc te souvent néew na lu may ñuy Adama Faye vendredi di dem te joxuma au moins bu dee 25 minutes ma jëlal essence ma jàdd ci station duy ko sama essence lu ma seq ak moom la xëy na moom ma ko yëndu moo ko delloo mais dama nit damay joxe exemple ni fekkante woon damay xase ma jomba xas magu Adama Faye du ñu jaawale ñaar gestion d'un pays boo xamante ni bii lu ñëpp bokk la ñuy saytu ni muy doxe bokkul ak relation boo am ak nit man Mansour musuma ko gis xaw ma ko musuma koo teg bët nii donc xaw ma ko xam naa benn sœuram xam naa benn frère am donc jomm naa di régler affaire personnelle et puis maag Mansour mën nañoo dund ba dee du ñu am lu ñu lien man ak moom pour may xas mais dama ni de façon globale li ñu bokk ñun Sénégal gépp dama ni li ñu bokk ñun ñëpp mooy ceeb bi ñuy joxe mu nekk ci loxoom ñu wax ci wàllu gestion bi man ma nekk présentateur journal di jàllale élément démb di ko jàllale tey di ko jàllale bërk démb alxuraan mooy jiitu sama xel mi lu ma jàllale 2012 bi Macky Sall faloo élément yi ma jàllale woon journal ba ma ko laajee ma wax la ko léegi laa commencé di def journal di bind këyit mais RFM def naa fa 6 ans et demi yoo xam ni devant Mamadou Bakane Alassane Samba Diop Alassane Gueye ñoom ñëpp ñoo formé musuma def journal bind ko ak këyit et pourtant da doon sérieux mais dama ko doon jàng mokkal ko parce que xëy na loolu don la bu ma yàlla may donc maîtriser naa bu baax mais bu ma gisee nag Mansour li ñu annoncé woon barki démb ak li ñu def tey ak bu ñu toogaatee li ñuy joxe comme résultat kàddu yi safaanoo lool je me pose la question est-ce que ñi jàppoon nañu ne ñun ñi leen di déglu ay nit lañ. c'est ça côté boobu laay waxee. d'accord léegi kon ñu wax ci gestion Covid 19 bi ak stratégie bu président de la République Macky Sall ak gouvernement nga mettre en place ban lecture nga ci def. Dès le début man maa bokk naa ci journaliste yi jëkkoon a utiliser mot communication communautaire bu njëkk dama ne ni ñu communiquer woon baaxul parce que li ñu jëkk a communiquer mooy comme si dañu ni Sénégalais vous n'êtes pas des responsables. dañu tëb rek ni Covid dugg na ci réew mi. ce qu'on va faire mooy arrêter dem bi ak dikk bi kenn dootu jóge Mbour dem Thiès kenn dootu jóge Thiès dem Louga ok au moment où teniruñu compte ci ñu joxe benn dépense seen kër teniruñu ko gis naa benn maire boo xam dafa ñëwoon Dakar faju si benn dépense la bàyyi këram def na fii Dakar 2 mois gis naa koo xam ne papaam dafa dee man sama rakk bi topp ci man ñu bokk ndey ak baay sama papa dee na mu nekk Louga ba léegi demul ñëwul jàll si parce que mënu ko imaginer nga loolu li gënoon mooy bi ñuy jël décision bi ñu annoncé ko une semaine avant ni kat lu weesu semaine bii di ñëw dañuy aaye oto yi déplacé wu xam nga loolu yërmaane lalu na ci bi ci des ñu xamal leen ni Covid 19 kenn ku nekk yaay sa médecin wu bopp yaa koy fajal sa bopp
yaa koy wàlle itam mais dafay boomaate mais fi ñu jëkk échec mooy dañu wax Sénégalais vous n'êtes pas des responsables ñi ñu ci jëkk jàpp ñëpp ñu yóbbu leen teg leen loxo ba noppi mu commencé am ay jeu nit ñu weddi leen ci début ba jeu yoo xamante ni bii nit ki papam dafay dee ñu ni dafa Covid 19 mu ni du dëkk dem ci réseaux sociaux yi ni sama papa Covid 19 xam nga li gënoon balaa ñoo wax kooku ni ko sa papa dafa dee ndax Covid 19 dañ koy xëcc ni ko sa papa bulletin de santé mu ngi nii dafa am diabète dafa am hypertension mais boo amee feebar yi ak niveau bii sa papa tolloon Covid 19 nii lay def corona. bu duggee sa noyukaay lay téye dafay rey nit ki mu dal donc sa papa diggante tel waxtu ak tel jour la ko wopp ci dal moo ko boobu nit ki dafay nit ñi ay nit la ñu nit ñi am nañu xel dañuy comprendre. mais Mansour est-ce que tamit dans cette histoire de Covid-19 aussi mënuñoo wax ne certains Sénégalais surtout les jeunes ils ont été irresponsables parce que gisoon nañ leen tout au début ñuy défier ay couvre-feu ba tey jii nga xam ne président de la République Macky Sall ba mu décider assouplir les mesures gis nañ ne kenn respectewul sax les mesures barrières est-ce que tey jii na maladie bi bu demee ba propagé wu te loolu lañ constaté bu nekk aussi irresponsabilité de la population. moo tax yow jàpp couvre-feu mos na la fekk Sénégal. non xamoo ko booy indi loo xamul mu mel ni prison da ngay informer ku ko mës a dund couvre-feu 89 la ko yoon xew Sénégal boobu fekkee judd nga itam fàttaliku woowu léegi boo xëyee ñu ne la. mais situation exceptionnelle mesure exceptionnelle situation exceptionnelle communication exceptionnelle situation exceptionnelle communication exceptionnelle mais doo tëb ma ni la yow doo responsable fii nga toog jàkkaarloog man moo magale fukki at wala fukki at ak juróom. yaa ngi may bërëjee di ma soxla ci ay question donc lu ma xam nga ko ci mentalité ci wàllu science ci wàllu dund gi li mu laaj su ma xëyee man jël décision ne dootoo génn telle heure ak telle heure dafa am lu muy laaj ci côté communication quand même n'est-ce pas. léegi nag communication boobu moom la ñu raté dès le début muy communication communautaire responsabiliser nit ñi ni leen Covid 19 lii ak lii mooy ay musibaam d'accord fi ñu jëkk échec ci côté communication ok. mooy bi ñu waxee ni amuñu doole yi jëli 12 sénégalais yi nekk Wuhan ci Chine indi leen fii parce que amuñu avion médicalisé bu ñu ñëwee amuñu fu ñu leen def quarantaine tey ñaata sénégalais la ñu quarantaine tey sa président sax dañu ko quarantaine sa chef d'état dañu ko quarantaine tey mënuñu woon a quarantaine 12 sénégalais yooyu au moment où premier deuxième troisième ba quatrième cas yi corona yi jëkk am Sénégal ay cas important la yu jógee fan France. ñu ni déet ci même semaine boobu noonu beneen avion jógee France wàcc Cap indaale ñaata ci ay tubaab yooyu bi ñu leen testé majorité dañu positif léegi loolu duñ ko wax loolu communication bu raté la au moment où nga jàpp ne tubaab yi am wopp ji di ko indi fi ay responsable lañ